de joie et de fierté, jour de pardon, jour de sacrifice et de reconnaissance envers Allah le Très-Haut. C'est un jour durant lequel on ressent la facilité de l'islam, ainsi que la grandeur et l'unicité de cette communauté sur l'étendue de la terre. Allah le Très-Haut dit: وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ. À chaque communauté, nous avons assigné un rite sacrificiel afin qu'ils prononcent le nom d'Allah sur la bête de cheptel qu'il leur a attribuée. Votre Dieu est certes un Dieu unique. Soumettez-vous à lui et faites la bonne annonce à ceux qui s'humilient. Serviteurs d'Allah, parmi les bonnes importantes leçons à tirer de cette fête de Tabaski, nous pouvons citer ce qui suit. La première, c'est que cette fête nous éduque à la soumission, à l'obéissance, au sacrifice et à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Très-Haut qui dit concernant Ibrahim alayhi salam et son fils Ismaïl: فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Allah dit: nous lui avons donc fait l'annonce d'un enfant magnanime. Puis, quand celui-ci fut en âge de l'accompagner, Ibrahim lui dit: ô mon fils, je me vois en songe en train de t'immoler, vois donc ce que tu en penses. Ismaïl de répondre: ô mon cher père, fais ce qui t'est recommandé, tu me trouveras certes, s'il plaît Allah, du nombre des endurants. Puis, quand tous deux se furent soumis à Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il l'eut jeté sur le front, voilà que nous l'appelâmes: Ibrahim, tu as confirmé la vision. C'est ainsi que nous récompensons les bienfaisants. C'était certes là l'épreuve manifeste et nous leur rendons son âme d'une immolation généreuse. Sourate Safat, versets 102 à 107. Nous pouvons aussi apprendre de cette fête la sincérité et accepter l'unicité d'Allah dans l'adoration. Le Seigneur des mondes qui dit: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. Ni leur chair ni leur sang n'atteindront Allah, mais ce qu'il atteint de vous, de votre part, c'est la piété. Sourate Hajj, verset 37. On peut aussi apprendre de cette fête l'évocation d'Allah, sa glorification et sa reconnaissance. Allah le Très-Haut dit: كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Ainsi, nous vous les avons assujettis afin que vous soyez reconnaissants. Il dit aussi: كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Ainsi vous les a-t-il assujettis afin que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir mis sur le droit chemin et annonce la bonne nouvelle aux bienfaisants. Cela montre que donc cette fête, ce n'est pas tout simplement le fait de festoyer, de manger, de boire, mais d'être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, d'être quelqu'un qui est prêt à se sacrifier comme l'a été Ibrahim, d'être quelqu'un qui est prêt à accepter les recommandations d'Allah comme l'a fait aussi son fils Ismaïl ainsi que son épouse Hajara. Donc voici en quelques leçons qu'on peut tirer de cette fête. Mbokk yi ci Yàlla, gannaaw sant borom bi subhanahu wa ta'ala ci li nga xam ne moom lañ defal ci ay xéewal, bokk na ci muy xéewalu lislaam waaye tamit xéewalu gëm ko moom borom bi subhanahu wa ta'ala. Ba léegi ñuy dolli sant borom bi subhanahu wa ta'ala ci li mu ñu may ñu dund ba fekkeewaat ay feet, waaye it moom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tàggatal ñu ay gàtt yoo xam ne mën nañ ko xéwaloo. Kon moom borom bi subhanahu wa ta'ala moom mooy dëgg-dëgg cant ci li muy jox ci ay jaamu yàlla yoo xam ne li ci ëpp ci suñu njëriñ lay dellu. moom borom bi subhanahu wa ta'ala ñu ngi koy sant di seede ne moom kott lañu war a jaamu, waruñu ko boole kenn wala ñu koy bokkaaleeg dara. di seede ne yonent Muhammad sallallahu alayhi wa sallam borom bee ko yónni, ab jaamam la, mu mottali ndawam comme ni ko borom bi sante woon. moom sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla dolli xéewal moom ak ay njabootam ak saxaabaam ak képp ku tegu ci seen yoon ba dee fekk la ci te mu boole ñu ci. mbokk jullit ñi, tey ñu ngi ci bés boo xam ne mooy bés bi gën a màgg ci borom bi subhanahu wa taala, muy bésu tabaski bi ñeneen ñi di ko tuddee ca Màkka mooy lan yawmul hajjil akbar,
mooy bés ba nga xam ne mooy daanaka li gën a mag ci la xam ne moom mooy aju bi weesu muy bés boo xam ne bésu mbégte la bés boo xam ne bésu jéggalante la waaye bés boo xam ne tamit nit ki dana nangu bàyyi lu bari ci waayam ci mu mën def ak sacrifice waaye bés la boo xam ne tamit bésu sant borom bi subhanahu wa taala la bés la boo xam ne kat boo ko seetee dalay wan lan yombat boo xam ne l'islam da ko yomb waaye bés la boo xam ne boo ko xoolee dalay wan màggaay ak tamit benn ba nga xam ne moom la ko war a doon muy xeetu ndax ne mooy xeetu l'islam xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam boo ko xoolee tey ci suuf si wërngal këpp daanaka dëkk boo dem rek ñu ngi taxawal la nga xam ne moom mooy bés bii nii moo tax borom bi subhanahu wa taala ne xeet wu nekk ci yéen de jox naa ko ay jamono yoo xam ne ci lay dolli jaamu yàlla su ko defee ñu mën a tudd borom bi subhanahu wa taala ci lim leen xéewal ci ay gàtt mu ne kan yéen xam leen ne seen buur kat moom benn dong la muy yàlla mu ne kon falahu aslimu jébbalu leen ci moom mu ne yéen sallallahu alayhi wa sallam na nga bigal ñoo xam ne ñu ñuy jébbalu yal nañu yàlla booy si ñooñu mbokk yi ci yàlla bés bu nekk wala fet bu nekk bu ñu borom bi jox nekkul lekk ak naan rek waaye am na ay jàngat yuñ ci mën a tëlee bii nga xam ne suñu maam Ibrahim nañ ko jëlee bokk ni ci ñuy jàngal bi ci njëkk mooy def ñuy jàngal nit ki nekk koo xam ne day jébbal boppam kan yàlla subhanahu wa taala di jébbal boppam keneen waaye bés boo xam tamit day nekk koo xam ne nit ki dafa war a fàttaliku ne moom ki mu war a jaamu mooy borom subhanahu wa taala dégg ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye mu nekk koo xam ne it day nangu sacrifié wu ngir borom bi subhanahu wa taala boo ko bëggee xam jàngatal ci suratu Saaffaat la xam ne borom bi doon nañu ko nettali ci histoire Ibrahim alayhi salaam ak doomam ja muy Ismaïl yàlla ne dañu jékki-jékki ma bëggal Ibrahim ci doom joo xam ne ju baax la yàlla ne ma bàyyi Ibrahim ba doom ji tollu mën a ànd ak moom di dox ma natt ko wan ko ci ay gént ne moom dafay rey doomam te ab yonent li mu gént rek dafa nekk loo xam ne ay ndigal la Ibrahim daan ne doomam sama man dama gis te sama guddi gi ci ma gis sama bopp ne maa ngi lay rendi xoolal loo ci xalaat kon Ibrahim wax nag Ismaïl laaj ko xalaatam Ismaïl tamit nekk koo xam ne ku sant yàlla la ku jébbalu boromam la mu ne ko bàyyi sama defal liñ la sant bu soobee yàlla danga ma fekk ci waay muñ yi loolu yàlla mu ne ñoom ñaar bi ñu jébbalee seen bopp ba Ibrahim jël doomam ji dëpp ko di ko waaji rendi nee na foofu laa ko woowee wala ñu woo ko ne ko Ibrahim yow kat da nga gisoon ci gént gi dëggal nga ko mu ne noonu la ñuy fayee ñu rafetal mu ne loolu nag xam leen ne nattu la boo xam ne nattu bu biir boo xam ne bu leer la mu ne gannaaw googu ñoo ko jotoo moom Ismaïl indil ko xaaf moo xam ne bu rëy la ci la ko mujjee rendi moom Ibrahim kon loolu daf ñuy jàngal ne nit ki dafa nekk koo xam ne ku nangoo jaamu yàlla ga waaye nangu lan sukk mokk ci kanam borom bi subhanahu wa taala la ma ñuy jàngalaat mooy lan mooy nit ki nekk koo xam ne dafay am yéen bu sell ca la muy def waaye mu nangu leen wéetug borom bi subhanahu wa taala nangu ko jaamu yàlla mi ngi naan suratul hajj lan yanaala allaha luhumuha wala dimaa'uha walakin yanaaluhu taqwa minkum bu ngeen demee bay reen seen di xaaf yàlla mu ne li ngeen di rendi moo xam xar la wala béy bu ngeen di gëléem gu ngeen di locc wala yeneen yooyu mu ne yàlla mu ne man soxlaw ma yàpp bi soxlaw ma it deret gi la ma soxla mooy su ngeen demee ba tër ko di ko rendi ngeen xalaat am ragal yàlla si buuru bi nga xam ne moo leen jox loolu ba ngeen mën ko def kooku nga gis kon ne borom bi subhanahu wa taala wan ne la kon li ngay def nañ ko def ngir yàlla kese wuuteeg koo xam ne dafa noon rey ngir ay xamb wala ay jinne wala ay jalan boo gisee yàpp beeg deret jëkk yëpp ca loolu la koy sotti yàlla mu ne santu man soxla ma loolu waaye it la mu lay jàngal ci feet bi mooy nga nekk koo xam ne da ngay tudd borom bi subhanahu wa taala nekk koo xam ne da ngay tudd ak màggam waaye nga nekk koo xam ne da ngay nangu ne moom borom bi subhanahu wa taala da nga koy nangu sant ci xewal yi mu la jox ne moom kese moo la ko jox yàlla mu ne xool leen man de maa leen tàggatal mbir yooyu mooy li ngeen di lekk li ngeen di dundee rawatina ci tabaski bi mu ne su ko defee ngeen nekk koo xam ne da ngeen di sant borom bi subhanahu wa taala ci beneen aaya mu ne maa leen tàggatal mbir yooyu yëpp su ko defee ngeen nekk comme ne kuy tudd màggaay borom bi la ci lan ndax daf leen nekk koo xam ne moom borom bi subhanahu wa taala daf leen jubal fekk ngeen nekkoon ci réer mu ne nag kon bégalal ña nga xam ne ñoom ñooy def lu rafet kon mbokk yi nga gis ne jàngat yi da nga ciy jàng ne kon tabaski bi comme niñ ko waxee du lekk ak naan rek waaye mooy yow xalaatal yax Ibrahim la mu def nangu ndigalu borom bi subhanahu wa taala Ibrahim la mu def nangu sacrifié ndax tey yow bu la yàlla santee wala yàlla tere la wala yonent sallallahu alayhi wa sallam sant la mbaa mu tere la ndax di nga ko bàyyi ndax di nga ko def kon foofu ngay nattee sa bopp ci bésu feet bii boo lekkee naan ba pare jàppal ne it loolu ci ay leçon la aqulu ma tasmaun wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim
الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. Chers musulmans, notre cher pays, le Sénégal, a traversé ces derniers jours des situations de troubles, des crises sur le plan sécuritaire, mais aussi des tensions périlleuses, dont les résultats étaient des dégâts matériels et des pertes de vies humaines. Oui, des morts d'hommes et des blessés graves ont été enregistrés, ainsi que des destructions des biens privés et publics. Et tout cela a été aussi une entrave à la sécurité, à la stabilité, à la cohésion sociale et au développement du pays. Donc il est de notre devoir, nous musulmans, de revenir à notre source qui est le Coran, de revenir à notre source qui est la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour qu'il soit la lumière qui nous guide vers le chemin droit de la vérité. Revenons sur certains versets et certains hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui seront peut-être notre lumière et qui vont nous guider. Allah dit: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous qui avez cru, craignez Allah, que chaque âme voit bien ce qu'elle a avancé pour demain, et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Concernant la fraternité, Allah dit: Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Les croyants ne sont que des frères, établissez la concorde entre vos frères et craignez Allah afin qu'il vous fasse miséricorde. Concernant le fait d'éviter les tentations, Allah dit: Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Et craignez une calamité qui n'affligera pas exclusivement les injustes d'entre vous, et sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est dur en punition. Concernant le changement de la sécurité d'un pays, Allah dit: وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً يَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِنْ كُلِّ مَكَانٍ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ فَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ. Et Allah propose en parabole une ville, elle était en sécurité, tranquille, sa part de nourriture lui venait de toutes parts en abondance, puis elle se montra ingrate aux bienfaits d'Allah. Allah lui fit alors goûter la violence de la faim et de la peur en punition de ce qu'il faisait. Concernant le fait d'être juste, quand on juge ou bien quand on tranche entre des personnes, Allah dit: Inna Allah ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Certes, Allah commande l'équité, la bienfaisance et l'assistance aux proches. Il interdit la turpitude, l'acte répréhensible et la rébellion. Il vous exhorte afin que vous vous souveniez. Dans un autre verset, il dit: Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhada'a bil qist wa la yajrimannakum shana'anu qawmin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu lit taqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ô vous les croyants, soyez stricts dans vos devoirs envers Allah et soyez des témoins équitables. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Toujours nous disons d'éviter Shaitan, Allah dit: Wa qul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna ash-shaytana yanzi'u bayna an-nas inna ash-shaytana yanzi'u baynahum inna ash-shaytana kana lil-insani aduwwan mubina. Et dit à mes serviteurs d'exprimer les meilleures paroles, car le diable sème la discorde parmi eux. Le diable est certes pour l'homme un ennemi déclaré. Concernant ceux qui gouvernent ou bien ceux qui veulent gouverner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Innakum satahrisuna ala al-imara wa satakunu nadamatan yawm al-qiyamah fa ni'mal murdi'ah wa bi'satil fatima. Il dit: vous allez être des gens qui convoitent la gouvernance et elle ne sera que regret le jour de la résurrection. Quel bon début, ou bien quelle bonne nourrice, mais quelle mauvaise fin, ou bien quel sevrage très mauvais du moins. Priant contre les dirigeants, ou bien pour les dirigeants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: Allahumma man waliya min amri ummati shay'an fashaqqa alayhim fashquq alayh
ومن ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به. Ô Allah, quiconque a la charge d'une quelconque responsabilité sur ma communauté et la traite avec dureté, sois dur avec lui. Et quiconque a la charge d'une quelconque responsabilité sur ma communauté et la traite avec douceur, sois doux avec lui. Rapporté par Muslim. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها والخادم راع في مال سيده ومسؤول عن رعيته وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Chacun d'entre vous est un berger et chacun d'entre vous est le responsable de son troupeau. L'imam ou le dirigeant est un berger et responsable de son troupeau. L'homme est un berger dans sa famille et responsable de son troupeau. La femme est une bergère dans la maison de son mari et responsable de son troupeau. Le serviteur est un berger quant au bien de son maître et responsable de son troupeau. Chacun de vous donc est berger et chacun de vous est responsable de son troupeau. En nous appuyant sur ces versets et sur ces hadiths précités, nous recommandons ce qui suit pour renforcer la sécurité et la stabilité de notre pays. Il faut d'abord que l'on reconnaisse les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité dans l'adoration, suivre ses recommandations et se départir de ce qu'on appelle l'associationnisme, c'est-à-dire le shirk et les péchés, ainsi que les turpitudes, comme l'avait fait Ibrahim. Il est aussi impératif de se repentir, d'un repentir sincère avec toutes ces conditions. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous disait, toute épreuve est due à un péché et ne sera éradiquée que par le repentir. Il est aussi obligatoire d'essayer de conserver la sécurité intellectuelle, mais aussi la sécurité physique, familiale, sociale, politique, même économique de chacun d'entre nous. Il est aussi recommandé aux gouvernants de prendre certaines mesures, mais aussi des décisions qui seront sages, qui nous permettront de conserver les principes de la sécurité et de la stabilité, ainsi que l'image de notre cher pays qui est le Sénégal. Il urge aussi de respecter les libertés individuelles, les droits civils et républicains, mais aussi de les réclamer ou bien de les exercer avec responsabilité et probité. Il est aussi recommandé aux autorités judiciaires de se conformer aux principes de la justesse, de l'objectivité, de l'impartialité lors des jugements ou des prises de décision. Il urge aussi, si possible, d'organiser une élection présidentielle sans commune mesure, une élection qui sera juste et transparente, élection dans laquelle on ne va pas faire sortir telle personne ou bien telle autre, alors qu'il n'y a rien de cela qui puisse le faire. C'est cette forme d'élection qui peut-être permettra de garantir la sécurité sociale, économique et politique du pays. Aussi l'impératif, dans des dialogues, de voir les agences qui sont constructives, mais aussi d'éviter ce qu'on appelle la violence et les affrontements. Il est obligatoire aussi, lors de l'exercice de ses droits politiques, de circonscrire ses actes et paroles dans les règles de la législation, mais aussi d'user des moyens pacifiques lors des sit-ins ou bien des marches ou des manifestations afin d'éviter toute forme de violence et de destruction des biens publics et privés. Il est aussi recommandé aux médias, mais aussi aux gens qui sont dans les réseaux sociaux, que ces choses-là soient utilisées à bon escient pour l'intérêt du pays et de ses habitants, et que les rumeurs et les informations qui y circulent soient bien vérifiées avant d'être partagées. Allah subhanahu wa ta'ala avait dit In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsqu'un pervers vous vient avec une information, soyez sûr que cette information est bien vérifiée. Il faut aussi que les hommes de presse renforcent la culture de la sécurité, de la stabilité et du vivre ensemble, qu'ils s'astreignent à la justesse et à la neutralité et qu'ils privilégient les intérêts de leur pays sur les leurs et sur ceux aussi de leur groupe, et cela par honnêteté, pour la conservation de l'image de leur métier et pour aussi apaiser la population. Mais aussi il est temps, ou bien même il est grand temps, que les guides et les autorités religieuses, les savants et les intellectuels jouent enfin leur rôle, et ce, en prodiguant des conseils aux dirigeants et à la population de la meilleure des façons, en les appelant à éviter les tensions afin de conserver la sécurité et la cohésion sociale. Et il faut aussi conserver ce qu'on appelle la fraternité islamique, et c'est par l'amour et l'entraide et la tolérance, en évitant de faire tort à la personne, ou bien de le blesser dans son honneur, ou bien de consommer illicitement ses biens. Rappelons-nous que notre patriarche Ibrahim alayhi salam
qui est peut-être celui par qui on est en train de fêter aujourd'hui, arrivé à la Mecque, ce qu'il avait dit à Allah subhanahu wa ta'ala, avant de demander la subsistance, avant de demander quoi qu'il en soit, la première chose qu'il a demandé, c'est la sécurité en disant Rabbi al-hada baladan amina. Allah fait que ce pays, ou bien ce pays, soit un pays sécure. Mbokk yi ci Yàlla ñun waa dëkkandoo yi suñu dëkk ci fan yi weesu romb na ay lu ko yëngal lool ci wàllu sécurité am ci wàllu ay xulo ak xeex yoo xam ne la mu mujjee jur mooy daanaka ay nit ñoo xam ne ñàkk nañ seen bakken yàlla na borom subhanahu wa taala yërëm leen waaye ay nit ñoo xam ne gaañ nañ ci gaañu yu metti waaye it yàq yoo xam ne loo xam ne nit ñu imma public la wala privé la fi ñu nekk ci université yaakaar na am nañ ci loo xam ne lu bari la te loolu yëpp li ko indi mooy bu mu paree mooy dafa tax ba kon daanaka sécurité bi nekkatul loo xam ne lu taxaw la di ñi seen mbooloo nekk loo xam ne lu xaw a jaxasoo la niki noonu it daanaka dox dëkk bi mën nañu wax ne dox tol kon loolu bu amee ñun julli ñi dañu war nekk ñoo xam ne dañuy delluwaat suñu source mooy loolu di wax naan ko xamul fa nga jëm dellul fa nga jóge ñun fa ñu jóge woon wala suñu source mooy alquran ak sunna buñ ko xoolee diñ ci gis ay aay ka hadith yoo xam ne borom subhanahu wa taala daf ñuy sant loolu pour ñu nekk ñoo xam ne ñu daamoo lañ borom mi ngi wax ci benn aay mi ngi naan yéen nit ñi gëm ragal leen yàlla subhanahu wa taala dëgg-dëgg ragal te ku nekk ci yéen na xalaat li mu waajal suba ndaxte gan ngeen ragal borom bi subhanahu wa taala xam ne lépp lu ngeen di jëf borom moom xam na ko yàlla mu wax naan ci wàllu mbokkoo gi mu ne jullit yëpp ay mbokk lañ mu ne kon rafetal leen seen mbokkoo ndax yàlla te ngeen ragal borom bi subhanahu wa taala ngir mu yërëm leen ngir daw fitna yàlla mën a moytu leen ay boo xam ne bu tàkkee kat du yem ci bopp borom te ngeen ragal borom bi subhanahu wa taala ngeen xam ne moom kat cay mbugalam dafa tar loolu yàlla di ñu wax ne dëkk boo xam ne da nga fa nekk ne dëkk la am na jàmm rek nekkul ndax naan jeex na jàmm jëm moo fay nekk bu fekkee da ngeen béew rek yàlla subhanahu wa taala mi ngi soppi loolu yàlla di ñu wax ne mu ne am na dëkk boo xam ne bu dal la woon nga xam ne dundam da ko daan ñëw bés bu nekk mu ne ñooñ bi ñuy weddee xéwalu borom bi subhanahu wa taala lan moo leen dal yàlla mu ne dama leen ñamal tuuti mbugal goo xam ne ci ñaar laa ko jaaree benn bi xiif la benn bi ragal la ndax ñoom liñ doon jëf moo nekk loo xam ne lu baaxul la borom bi di wax ne nit ki buy li mu digle mooy nit ki doon ko mandu doon kuy def lu baax den ko xam da ngay jokk ay mbokk waaye bàyyi lépp loo xam ne bàkkaar la ak mbéewte mu ne su ko defee tamit yàlla subhanahu wa taala mu ne mu ngi leen di waar ngir ngeen ragal ko yàlla mu naan yéen nit ñi nekk leen ñoo xam ne ñu jub ngeen si rawatina bu ngeen di seede mu ne mbañeel bu ngeen bañ aw xeet bu mu tax ngeen bañ a mandu nee na mandu leen ndax looloo gën a jege ragal yàlla mu ne ragal leen yàlla subhanahu wa taala ndax moom li ngeen def yëpp xam na ko yàlla di wax ne bu ñuy waxante suñu diggante na wax yi rafet ndax kat mun ndax seytaane li muy dox mooy dox suñu diggante te it moom suñu noonu la li mu bëgg mooy ñu féewaloo waaye ba léegi ci yow sallallahu alayhi wa sallam ñu wax naan nit ñi dañoo bëgg nguur loolu ñii ñu ngi ci bañ ci jógee ñii it mën naam ñu ngi koy xëccoo yow sallallahu alayhi wa sallam mu ne yéen de dina am jamono boo xam ne da ngeen di xir loolu ci bëgg nguur wala jiite mu ne xam leen ne nag fitna la boo xam ne kat boo moytu rek rëccu lay jur yawmal qiyaam mu ne jàppaleen ne nag mbir la boo xam ne tàmbale bi dana neex lool waaye buy jeex dana nekk loo xam ne lu metti la yow sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal wala muy moolu képp koo xam ne jiite nga ci ab xeet mu ne yàlla sallallahu alayhi wa sallam mu ne yàlla sunu borom maa ngi lay ñaan ci sama xeet képp koo xam ne am na lu ndaw lu mu ci jiite bu fekkee yaa ko jiite mu ne ba pare ngay taral ci seen kaw di def lu bon ci ñi nga jiite mu ne yàlla na nga taral ci kaw kooku yàlla na nga ko def la muy bu def mu ne waaye fekkente ne jiitane leen ci dal ak nooy mu ne borom subhanahu wa taala yàlla na nooy ci kooku dal ci moom sallallahu alayhi wa sallam dañuy wax naa mu ne ku nekk ci ñun sàmm ga te ku nekk ci ñun yawmal qiyaam dañ la laaj la nga doon sàmm mu ne limaam bi wala kii jiite sàmm la dañ ko laaj la mu doon sàmm mu ne borom kër gi sàmm la dañ ko laaj yawmal qiyaam li mu doon sàmm mu ne soxna si sàmm la ci kër jëkkëram kon jigéen bàyyi waatal xel baax ndax la yaa ko moom mu ne it yawmal qiyaam dañ la laaj la nga doon sàmm mu ne xatta sax mbindaan bi bu ñu ne mbindaan bi di kuy liggéey ci kër gi rek yow miy liggéey ci biir bureau bi sax jàppal sa bopp ne ak mbindaan nga mu ne alal ja nga xam ne sa sang moo ko fa teg wala sa patron mu ne yedd sàmm nga ci yawmal qiyaam dañ la ko laaj mu ne kon ku nekk si ñun sàmm nga te ku nekk si ñun kat dañ la nga sàmm mbokk yi aay yi ak hadis yi boo ko jàngee di nga gis ne lu bari mën na ci génn ñu tënk ci leen loo xam ne jàpp nañ ne amaan na bu ñu ko defee dana tax suñu dëkk bi kat delluwaat ci dal yàlla nañ ci yàlla may bu njëkk mooy ñu delluwaat nangul yàlla subhanahu wa taala àqam ne moom borom bi subhanahu wa taala moom kese mooy ki kenn moom kot nañu war jaamu war ñu ko bokkaalik dara nanguwaat topp ay ndigalam bàyyi ay tereem waaye rawatina tere bi gën a rëy muy bokkaale subhanahu wa taala bàyyi tamit la nga xam ne moom mooy ay bakkaar
loolu bu ñu ko defee danañu jëriñ waaye ñu nekk ñoo xam ne dañuy tuub dellu si borom bi ak ne ko yoon sallallahu alayhi wasallam jàngalee ci condition yëpp ndax yoon sallallahu alayhi wasallam nee na amul benn dëkk bu balaa di dal lu dul ne bàkkaar moo fa bari mu ne bu ñu tuubee yàlla teggi boobule balaa waaye it nañu fexe ba nga xam ne nit ki fi muy nekk mooy xelam ñu mën ko sàmm ci lan kon du nekk kuy drogué wu ci lan du nekk kuy naan sàngara waaye yaramam ñu mën ko sàmm du nekk koo xam ne dañ koy bunduxatal waaye njaboo tamit ñu mën ko sàmm waaye tamit lépp loo xam ne ay droit lam la ci wàllu àllan tamit ñu mën ko sàmm waaye it beneen digal bi mooy ñi nga xam ne ñoom ñuy jiite nañuy bàyyi xel bu baax coow bu amee wala lu am balaa ñuy jël décision nañ ko toog jàngat ko xam ne lii lu baax la ci nga xam ne moom mooy dëkk bi su ko defee loolu mën a delluwaat waaye ñu teg ko leen ci base dal ci base am na xam ne moom mooy stabilité su ko defee suñu dëkk bi taar bañ ko xamee woon suñu dëkk bi la nga xam ne moom lañ ko doon jiiñee ci àdduna bi yëpp nekk loo xam ne lu rafet la ndax nekkat la mu amoon ci lu rafet mi ngi commencé nekk loo xam ne mi ngi wàññeeku waaye loolu bu ñu ko mat bëggee am mooy nit ku nekk si ñun la nga xam ne moom mooy ay liberté am dañ ko koy respecteel ay droit wam dañ ko koy respecteel waaye moom it buy sàkku ay liberté am di ko sàkku ay droit am na ko sàkku ci la nga xam ne moom ànd ak na responsabilité waaye mu ne ànd ak dal yàlla subhanahu wa taala teg ne am na ñoo xam ne faw ñu jiite waaye am na ñoo xam ne faw ñuy atte yàlla mu ne ñoo xam ne ñooñu atte it nañu nekk ñoo xam ne ñu jub lañu bu ñuy atte na nga jëlaat benn base bul xool ki may atte ndax maak moom ñoo bokk waaso maak moom ñoo bokk diine maak moom ñoo bokk koñ déedéet loolu teg ko fële xam ne booy atte da nga war a mandu ngir borom bi subhanahu wa taala tege kon booy atte mbaa ngay jël décision teggil lépp loo xam ne daf lay gàllankoor nga xam ne lii ngay atte fii tey di nga ko atte yawmul qiyaamat da nga nekk koo xam ne dañ ciy bàyyi xel da nga ko atte waaye bu fekkee dem nañ ba suñu dëkk bi nga xam ne daanaka ci ay weer yi di ñëw war nañ organiser élection loolu nekk loo xam ne lu metti la commencé nit ñi di tiit di jaaxle waaye kon war nañ mën organiser élection boo xam ne dañ koy teg ci loi bu normal la nga xam ne constitution bi moom la ñu dawal moo ko joxe ñu joxe ko su ko defee duñ jéem a galgal kenn duñ jéem a sàqal pexe kenn képp ku ci war a bokk ci normal ñu bàyyi ko mu bokk su ko defee sénégalais yi nekk ñoo xam ne ñooy tànnal seen bopp loolu dana tax nit ki mën a am dal dana tax dëkk bi delluwaat ci dal ndax kat Sénégal li ñu ko doon bàkkee dafa nekk loo xam ne ay alternance yi changement am na fi te comme ni ñu ko waxee bal tàkkul sagal xeeñul kon loolu war na mën nekk loo xam ne luy wéy la ba léegi waaye nit ñi dañu war toog lool pour ñu am ko waxtaan yoo xam ne yu baax la waaye nit ki it bu fekkente ne moom mi ngi laaj ay droit am ci wàllu politique mu ngi nekk koo xam ne da koy kaas na ko laaj comme ni ñu ko waxee mu teg ko ci yoon boo xam ne dëkk bi nekk na loo xam ne daf ko bëgg su ko defee buy génn di marche mbaa muy sitting mbaa muy def lu nekk noot ay garantie yoo xam ne su ko paree moom fi mu paree dana def la muy dafa pare te benn yàqu-yàqu du am ndax kat bu fekkee da ngay réclamer say droit ba pare mu nekk luy yàq loolu la gënoon mooy nga bàyyi ko ndax kat islam ni mu bëgg mooy njëriñ dañ koy indi waaye lot dañ koy dàq waaye bu ñu bëggee indi njëriñ xool ne buñ ko indi lor tamit da ciy xool dañuy bàyyi ba nga xam ne moom mooy njëriñ boobu ndax lor bi bañ ñoo dal waaye it dana am ñoo xam ne faw ñu wax ak ñoom muy wàllu média bi ak wàllu réseaux sociaux bi ñu xool ni ñu koy utiliser ndax li ñuy wax paaka ñaari boor la mën na jëriñ mën na lor kon nit ci buñ koy utiliser nañ ko utiliser ci aman bu gën a rafet buñ ciy joxe information mu wóor ñu ne information bi ñuy joxe baax na wu dëggu ne tey dana amal njëriñ te xam ne moom mooy réew bi yaa subhanahu wa taala dafa ko mu ne nit ki bu ñu la joxee xibaar balaa nga ciy àddu bàyyil ba xam ndax loolu du dëggu la waaye it ñoo xam ne ñooy yor presse bi moo xam journalistes yi wala chroniqueurs yi wala analystes yi ñoom it nañu fexe bay dundal di suuxat jàmm ci nga xam ne moom la ñuy def suuxat la nga xam ne moom mooy dal suuxat la nga xam ne moom dañu mën a dënd moo xam ñoo bokk diine moo xam ñoo bokk dëkk moo xam yooyu yëpp bokkuñu ko waaye su ko defee ñoom it bu ñuy analyse seen mbir nañ ko teg ci dëggu teg ko ci neutralité mu bañ a nekk ay parparloo loolu day tax ñoom seen liggéey gën a ñoŋ day taxit dootuñu leen teg ay étiquettes yoo xam ne yu baaxul la su ko defee ñoom ñu mën a dalal dëkk bi waaye dana war wala ñu ne sax yéex na ñoo xam ne ñoom ñoo toog ci àdduna bi ci Sénégal ci turu diine wala ñu teg leen fi turu ndombay tànk yoo xam ne nee nañ ci wàllu aada la jot na bu fekkee defoon nañ ko dolliwaat muy joxe ay conseil bu ñu mës a toog ne dañuy bàyyi joxe conseil déedéet nañ jox conseil ñu waa population bi waaye tamit nañ ko jox conseil yi nga xam ne moom mooy njiit yi ci loo xam ne day mën a tax nit ñi dal loo xam ne day mën a tax ku nekk sa àq nga jotaat ko ndax loolu mooy li gën ci ñun waaye ñun juri ñu delluwaat ci la nga xam ne moom mooy am ànd ci la nga xam ne moom mooy dëggoo ànd ci nga xam ne moom mooy mbokkoo mbokk yi ñu xalaat ne ñu jàpp bàyyi xel ci lenn mooy mbokkoo lislaam moo raw mbokkoo boo gis nit ñi mën nañ bokk xeet waaye fekk duñ juboo
bokk sax dëkk bi ñu nekk wala bokk parti fekk duñ juboo waaye ci nga xam ne moom mooy xeetu lislaam moom la fraternité boobu moom moo féete kaw lépp yàlla subhanahu wa taala dafa ñu koy wax mu ne fàttaliku leen wadkuru id kuntum a'daan fàttaliku leen yéen foofu daanaka arab la waaye ñun dañ ci duggaale mu ne jamono boo xam da ngay nekkoon ay noon yàlla mu ne fa allafa bayna qulubikum mu tappe seen xol la moo tax mu tappe ko mooy l'islam kese kon l'islam moo ñu mën boole nañu bàyyiwaat xel ci nga xam ne moom mooy mbokkoo boobu ni ko yàlla subhanahu wa taala waxee innamal mu'minuuna ixwa faslihu bayna axwaykum julli ñi ay mbokk lañ jàpparloon seen mbokk jullit googu yow soo sam di wax ci benn xarit mu ne al mu'minu mir'atu axi mu ne jullit bi mooy seetu mbokkam kon yow boo gisee keneen jàppal ne sa bopp nga gis su ko defee loolu mën ñu mën dal moo tax yow soo sam mu ne kon képp koo xam ne jullit la wax na ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah kooku yow waratul ci yow ngay yàq deram waratul ci yow ngay tuur deretam waratul ci yow ngay jël alalam lu dul loo xam ne àq la bu yàlla subhanahu wa taala santaane kon nañ ci bàyyi xel bu baax اللهم اجعل بلدنا هذا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجمل شمل المسلمين والف بين قلوبهم اللهم ول علينا خيارنا اللهم ول علينا خيارنا واغث البلاد والعباد وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كل عام وأنتم بخير السلام عليكم